asalaamaaleykum mbokku téléspectateur bu télévision Al Wataniya mbokku téléspectateur bu émission xeltu 137e numéro émission xeltu dalal yeneen kàngam ci réewu Mauritanie waaye ñu fekk baax ci diwaanu Waalo sama mbokku soninke yi tamit que tey jii bokk ci biir plateau bi mu doon loo xam ni li ko waral moom mooy fukkeelu maanaam caravane médicale bi nga xam ni ñoo ngi koy def ci diwaanu Waalo. ci fukki at du fukki fan du fukki weer ñu ciy liggéey bu am solo ngeen gis que affluence bi bare lool nit ñi bare lool ñëw màggat xaleel bu mag xaleel mag ndaw ñoom ñëpp kenn ku nekk ñëw ngir mën a yëngatu mën a faju loolu moo waral tax tey ji ñu invité ci plateau bu émission xeltu ki nga xam ni mooy Moussa Ndiouk di vice président moom tamit di comme nekk am li nga xam ne mooy commission organisation et logistique ki nga xam ni moom mooy Ibrahima Tunkara moom bi nga xam ne moo jiite commission bi nga xam ni moo lu jëm ci wàllu social di wàllu ndimbal comme ni ngeen ko xamee également ñu invité kii di Mbaye Boye nag suñ ko waxee moom kenn la koo xam ni cadre la nekk doomaanu réew mi nekk doomu Gidaxaar jógee fële nga xam ne mooy ca capitale fa bàyyi fa lépp ngir mën a samp fii ay mbiram fii ci biir réew mi daan waxtaan ak moom également lépp loo xam ni caravane bi war na ko ak mbégte ak li nga xam ni ñoom yëg nañ ko ci. ba tax na du ñu tardé lu dul rek présenté leen sunu maanaam ay invité ñu commencé que ak ki nga xam ne mooy sëñ Moussa Ndiouk loolu sax si lay posé sama question bu njëkk Moussa débat bi continué noonu Moussa tey jii yéen nga Gidaxaar suñ ko waxee dëkku cosaan la dëkku Waalo la waa caravane médicale bi nga xam ne tey jii yéen a yëngatu lépp lu jëm ci wàllu culture ak social ngeen ko fiy def fukki at tey jii ban yëg-yëg ak ban mbégte tey jii nga am bi nga ñëwee tey jii si Gidaxaar. balaa may ñëw ci tontu boobu damay nuyoo ba pare di wax asalaamaaleykum Mauritanie yëpp di nuyu ñëpp tamit di gërëm borom émission bi ak di gërëm ñi nga xam ne ñi ñooy déglu émission bi. dëgg la xëy na njuumte la xam naa ci say fiche bi yoon du suñu fukkeelu at suñu fukkeelu édition la ndaxte 2009 la ñu commencé tàmbali moom la ñu commencé def suñu première édition waaye nag terewul def nañu fukki caravane waaw benn rectificatif bu ndaw la rek ndax Mauritanie ñi ngi may déglu te xëy na war nañ leen wax loo xam ne donc du fukki at. fukkeelu édition la. ñaata at la taxaw depuis boobaag léegi juróom-ñetti at la. juróom-ñetti at waaw si juróom-ñetti at yooyu kon def ngeen fii yeneen ñaari caravane yu yokku yoo xam ni du par at. déedéet du par at. voilà am na ci at yoo xam ni ñaari yoon loolu c'est important. voilà rectificatif boobu journaliste bi da koy nangu des fois. waaw dëgg la jërëjëf jërëjëf. voilà mbégte nag la ñu am ndaxte lii ñuy def dañ ko yëg te sunu apport la ci développement Mauritanie ndaxte bu ñu Mauritanie jàngalee ba pare. bay kenn ku ne jàng li mu war jàng kon kenn ku ne war na dimbali Mauritanie ci li nga xam ne lii mooy kéem kattanam ñun nag lii la ñu mëne jël sunu ay koppar dajale ko seet benn dëkk boo xam ne bii nangu nañu bisimila ñu dem fa rek jéem a jëflanteeg moom ci wàllu faj ak ci wàllu jox leen ay garab tamit te ci ñàkk fay waaw loolu moom mooy. alors Moussa ci maanaam fukki édition yooyu. am na ay mbir ay gàllankoor ay jafe-jafe yu ngeen ci jànkonteel. waaw dëgg la gàllankoor yi du jeex waaye ñun dañ koy dépassé rek ndaxte def dara mu yomb sax doo am yëg-yëg doo ci am benn plaisir ci gàttal moom jafe-jafe yooyu fii lañ ko fekk te dañuy jànkonteeg moom te dañ koy lu ci yëpp dañ koy daal waaw. voilà donc ñu ñëw ci ki nga xam ni moom mooy Mbaye Boye Babacar tey jii gaa ñi ñëw nañu fekk la sa biir dëkk ban yëg-yëg nga am ci doomu dëkk bi tey jii soo toogee ba xëy suba ñu woo la téléphone ni la caravane médicale bi duñu choisir Gidaxaar doon fii ñëw dëkkat yëpp di ko xëccu ñëpp di ko bëgg parce que man j'ai eu beaucoup de plaintes yoo xam ni bokkuñu sax ci Waalo yeneen dëkk yi la. expliqué nañ que plusieurs fois que ni peut-être que doomu Waalo yi ñoom ñoo ko moom mais yow tey jii bi ñu la wooyee wax la ni la caravane bi day ñëw fii si Gidaxaar ñu tànn la ci ñaar fukk ak lu topp ci ay dëkku village ban yëg-yëg nga ci am. mbégte dong lañ ci am ndaxte xam nga nun fii ñu nekk nii fii ci Waalo mooy barewul ay baykat ñoo fi nekk ay nit yu nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw
su fekkee ni du ñu am ay doomu trase surtout yu nga xam ne du ñu nekk ci àll dajale seen alal mobiliser wu jënd ay garab indi ay nit yu nga xam ni seen xam-xam dafa nàcc ci saytu wéru doomu aadama ñu ñëw fii ay médecins yu nga xam ni pour nga jot ci ñoom baadoola pour mu jot ci ñoom lu difficile la ñu ñëw fii am ak nun ñaari fan dara taxu leen jog lu dul ñëw saytu suñu wér di yaram ak dimbali baadool yu fi nekk yi wax dëgg yàlla kooku bégte rek lañ ci mën a am waaw lu rëy la lu nga xam ni wax dëgg yàlla nun xamuñu nuñ koy fayee ndax mbir la mu nga xam ni wax dëgg yàlla dafa màgg si nun de trop ndax fii village la bon nun d'ailleurs sore wuñu Rosso nous sommes à 25 kilomètres de Rosso mais amuñu infirmier te santé dafa cher am na ñoo xam ni tey ñi ngi fi di yaat ay bëñ muy metti ñuy jël ay ngaw di ci def di kaalawu guddi ak bëccëg ndax mettitu bëñ amuñu lu ñu demee Rosso pour dindi seen bëñ ñoom ñëw nañ fi tey lu ñu fi dindi si ay bëñ tey kenn xamul mu toll. mais lan moo voilà mais est-ce que tey jii du doon lu doy waar lu garaaw. tey jii suñu demee ba tey jii ci Mauritanie ci 21e siècle. Mauritanie ak nu mu toll. 3 600 000 habitants. dëkkaan yi barewuñu. peuplé wuñu ñu toog di wax ni amuñu infirmier est-ce que du gàcce tey ji ci réewu Mauritanie. waaw mais toroxte la kay moom maa ngi wax infirmier kay xanaa ñu tabaxal la case de santé nun ñoo dajale suñu fépp yu ñu am yi ba tabax case de santé moom ngeen gis ni barki démb lañ ko inauguré pour ñu am infirmier def nañu ay demande ba tey mais mënuñu ko am loolu wax dëgg yàlla buñ ko boo ko waxee si yeneen réew gaas yi kenn mënu ko xalaat gaas yi 21e siècle que ni lii mën na nekk un village bu nga xam ne mu ngi nekk à désenclavé am goudron bu ko yóbbu ba Rosso te mënul am infirmier noonu même bu ñu amoon infirmier temporaire bu nga xam ne dafay ñëw fii ba 2 fois par semaine di consulter nit ñi ku nga xam ne war na la orienté mu orienté la ku nga xam ne war na la mën consulter sur place mu consulter sur place daf ñuy arrangé bu baax mais wax dëgg yàlla amuñu ko. alors tey jii ci wàllu woowu diisoo ngeen ci yéen ñi nga xam ne yéen a ŋànk dëkk bi ak caravane bi fi ñëw waxtaan ngeen ci li nga xam ni ñoom ay médecins fi nekk ay techniciens supérieurs fi nekk ay borom xam-xam fi nekk est-ce que waxtaan ngeen ci toog seet nan ngeen mën a def pour que ñoom ci seen wàllu bopp sax même suñuy formé parallèlement ak li nga xam ne moom mooy li état bi war a def quelqu'un boo xam ne peut-être que ëllëg mën na leen ko affecté même su fekkee ni yéen da ngeen di jóg seen bopp pour mën a tey jii di ko rémunérer est-ce que waxtaan ngeen ak ñoom ci loolu parce que dëkk su amulee médecin amoo fooy fajo amoo fooy jànge amoo foo mënee maanaam aar sa ay njaboot dafay doy waar. waaw lu nga wax dëgg la parce que moom nun forum bi ñoom barki démb lu ñuy ñëw bu ñu ñëwee ba léegi ñuy jublu si fajum nit ñi bon te xam naa ni suba lu ñuy ñibbi mais xam naa ne daañu continuer di am ak ñoom ay correspondance lépp lu nga xam ni mën nañ ko am si ñoom daañu ko fexe am si ñoom parce que ñoom yàlla moo leen baaxal ñuy jóg pour dimbali ay doomu aadama donc boo amee ñu mel noonu lépp la mën profiter pour am ko si ñoom da nga koy essayer am si ñoom. voilà très bien donc daanu dellu soit ak Mbaye Boye mu gën a yaatu mais du ñuy dem ak li ma gën a neex ci plateau bi mooy sama jàmm moo toog ci sama plateau ça me fait plaisir parce que dama koy wax à chaque fois xeltu c'est spécial xeltu émission la boo xam ne amul pulaar amul soninké amul naar amul tubaab bi amul ñëpp ci bokk parce que luy doxal réew mu tëdd lu ñuy wax. alors ñoo ngi ak Ibrahima Tounkara Ibrahima c'est la 2e fois ngay toog ci plateau xeltu bii nag original la alors ban yëg-yëg nga am. alors tey jii bi nga ñëwee ci Gidaxaar ak ni ngeen gisee tey jii seen liggéey tey si suba. oui voilà maa ngi nuyu tous les Mauritaniens et puis ak seen téléspectateurs yi bon en plus lu ma bëgg a wax si xeltu bi si émission bi par exemple c'est la caravane c'est un grand plaisir pour nous que la télévision surtout Al Wataniya ñëw fii et puis couvrir bien quand même animer recouvrir particulièrement suñu activités yi bon lu ñu fi remarqué c'est que on a pu consulter près de presque ay 700 et quelques personnes lu ñu jot a consulter depuis le matin et puis ça se passe dans une ambiance très bonne am nañu ay médecins yu bari am nañu ay 11 médecins ak une trentaine d'infirmiers, infirmières et différentes spécialités. Donc ce qui fait que vraiment on est très content d'avoir vraiment
choisi désigné dëkk bi gi Dakar pour def suñu caravane et puis on est très content. Voilà pour ça. tey jii dama bëgg nga dugal ma ci ak soninke parce que dafay nekk loo xam ni xëy na lu am solo la. sama mbokk yi tey jii dégg que ni vraiment que ñun ñëpp benn lañu lan ngay mën a wax tey jii mbokk ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu micro bi. bon Marème nga xàkkoo ñi ni bon micro bi oui voilà. mu jóge sa gémmiñ. sama gémmiñ voilà donc nga xàkkoo ñi ni et puis nga tin xadanga xanawaari kubega teleke fayni wataniya et puis donc nga xa ñaagana pour les prochaines fois xana deema pour que on a coup émission coup opération nu demane coup opération de médicale bega fendi on y continue on y d'abord partout en Mauritanie on te ñaana seulement Trarzaké mais on a ñaa Gidi Maxa on a ñaa bon dans le Gorgol Kenoxo et puis un peu partout à la Drar et un peu partout ke ñaani nga xa ñaagana pour les prochaines fois parce que on a quelques-uns ri ko Ndiagana et Tandian, docteur Tandianou, quelques-uns qui sont venus et que vraiment c'est une bonne chose au monde voilà au monde ni pour que aux prochaines caravanes nous xana dema vraiment pour que on a réussi. Voilà ñu dellu ci Mbaye Boye balaa ñuy dem si mu ñëwaat ci Moussa alors Mbaye tey ji dégg nga li nga xam ni moom la docteur Tounkara wax 700 personnes consultées 700 personnes yooyu du ñëpp ñoo yeewoo ci Gidaxaar. non man gis naa fi waa Chigara gis naa fi waa Xaywat gis naa fi waa Bagdad gis naa fi suñu mbokku pëlu dëkkaan yi gis naa fi waa Kër Mour am na même ñu jógee Sénégal ñëw fii di consulter wu waaw gis naa ñu yàlla dex gi ñëw fii pour consulter wu donc njëriñ li si ñëpp la ñu jàppale wax dëgg yàlla moom macha allah consulter ni ñëpp jox leen ay garab encore may leen ko gratuite waaw may leen ko gratuite loolu encore lu si am solo la parce que garab léegi dafa cher. waaw donc daal ñun daal wax dëgg yàlla bëgg nañu bëgg nañu yam voilà Moussa man dama am loo xam ne bëggoon naa aussi tamit que ñu waxtu ci tuuti parce que man bi ma ñëwee def visite de proximité ci maanaam béréb yi fi nekk yëpp gynécologie dem naa fi nga xam ne fa la dentiste yi nekk dem naa fi cardiologie wër naa maanaam pavillon yi fi fekk yëpp mais dama fi gis ma dem pharmacie gis fa loo xam ni lu ma yéem la maanaam garab yi dafa bare boo xam dafa jéggi dayo alors ça veut dire que tey ji forum bi am ngeen xaalis bu takku tey ji bu nekk seen kees fan la moyens yooyu jóge tey ji ba ngeen mën a taxawal tey ji déplacé wu dëkk ak dëkk def 500 ou 600 kilomètres pour ñëw. jërëjëf Babacar forum bi sañu ñu wax ne am na xaalis ndaxte forum bi amul mécène boo xam ne bii daf ko yore di ko financer et li ngay gis ñu koy def fii teg la bu ma teg la bu sama mbokku soninke bi maa ngi nuyu soninke yi au passage ak ñeneen ñu mel ni ñun ñoo koy teg am na nag ñeneen ñoo xam ni c'est des bonnes volontés yu ciy jàpp waaw bëri na ay laboratoire yoo xam ni ñu ngi jokkoo ak ñoom et bu ñu gisee ni li ñuy def ni am na solo ñu jàpp ci def ci. ay laboratoire yu jóge nekk international. déedéet. fii ci biir réew mi doomi réew mi rek ñoo ci bokk pour le moment waaw doomi réew mi la rek bëgg nañ ko nag bañuñu ko bu ñu amoon gis mécène boo xam ne bii war nañu mën a financer ñu gën ko rëyal waaye ba tey jii may wax ak yow lépp lu ñuy def rek sunu alalu bopp la sunu cotisation la dërëmu kii la fukki junni kële la ñaari téeméeri junni kële la ñun noonu la ñuy doxee utaluñu ko dayoo li nit ki am rek daf koy joxe bu amee junne da koy joxe bu amee ñaari téeméeri junni da koy joxe. mais juróom-ñetti at du juróom-ñetti weer dafa bare. waaw dëgg la alors lan ma waral tax ni en tant que ay intellectuel parce que ñi ma si gis yëpp ay cadres yu mag lañu lan ma waral tax depuis boobu ba léegi ay partenaires extérieurs amu leen ko loolu est-ce que du défaillance wala du négligence boo xam ne aussi tamit que da ngeen ko def yéen da ngeen ko joué. waaw dëgg la am na loo xam ne lii ci ñun la ndaxte lii ñu tuddee këyit. daal nañ ko lijjantale ay nit waaye tër nañ ko lijjantal suñu bopp maanaam kayit goo xam ne gii mooy wane agrément ci gàttal bu fekkee dam koy wax ci français. sunu agrément boobu ak léegi ñu ngi ci topp te mënuñu fexe ba génne ko. lan moo war a tax loolu. waaw des fois xam nga ci wàllu doxalinu gouvernement ci wàllu doxalinu ñi yor nguur gi di ko gérer
xëy na dafa jotagul ci ñoom ñu jox ñu ko ñoo ngi ci nag boobu ak léegi waaye amaguñ ko. est-ce que waaye jaar buñ ci amee kuñ ci dimbali daañu jaar ngeen fi ngeen ko war a jaar. waaw fu ñu ko waroon jaare rek fu ñu wax rek ne buntu bële la dem nañ ko fëgg ko waaw nee na ñu dana génn nag waaye ñoo ngi xaar boobu ba léegi gisaguñ ko lépp li ci waroon def ngeen ko. liñ ñu laaj ne moom lañ ci war def nañ ko. alors ci wàllu woowu bitim réew yéen a ngi am ay correspondant même su fekkee ni du ay correspondant yoo xam ni peut-être que seen récépissé jëndagul mais mën ngeen am ay correspondant yoo xam ni mën na leen dimbali ci suuf loo xam ni du demander aussi récépissé boobu. waaw loolu la ñi nga xam ne ñii sax dañu bëgg dimbali dëgg gàgganti nga ma tuuti maa ngi wax agrément waaye récépissé la mooy baat bi nga xam ne bii moo war ñooñu loolu moo leen xaw a seddal tuuti ndaxte booy ñëw fii day fekk ne da ngay ñëw ci lu wóor mun loo ñëw ci ñoo xam ne ñii seen kayit xëy na nekk na wala nekkul waaw ndax am na yoo xam ne yi ci doxalinu réew du ko nangu loolu moo nu xaw a gàllankoor tuuti waaye teewul ñi am na ñu bëri am na ñoo xam ne ñi bitim réew la ñu jóge wante dañ koy jox yeneen i ONG que je salue au passage ñoom lañ koy jox ñoom ñu def ci ñoom seen liggéey mooy lan jàppale ci yeneen ONG yi nekk ci biir réew mi ci loolu la ñuy jotee yenn garab yi waaw. Voilà, donc mbokku téléspectateurs bu télévision Al Wataniya 137e numéro une émission décentralisée comme ni mu leen ko waxee fii ci Gidaxaar nag suñ ko waxee dëkku cosaan la comme ni mu leen ko waxee mu nekk émission boo xam ni dafay neex lool ñi nga xam ne ñoo fi dëkk waaye également képp koo xam ni yaa ngi nekk di dund di yeewoo ci booru dex gi fii nga xam ni duñu koy wax Chemama suñu waxee Chemama duñuy wax ni mooy ñi nga xam ne ñoo fekkee maanaam fii ci Waalo alors loolu moo waral tax tendre nañu suñu micro jël na suñu micro tàllal ko ay kàngam ñu nekk foo xam ni ñoo ngi ci forum bi ñii ñoo ngi ci biir dëkk bi nekk doomaanu dëkk bi ñu yëkkati seen ay kàddu ñoomee tamit ko wax nu yëg-yëg bi nga xam ne am nañ ko ci li nga xam ne moom mooy caravane médicale bi 10e édition 8 ans depuis bi nga xam ne judd na ba léegi ñu dem ànd ak sunu réalisateur l'infatigable le berger delluwaat ci plateau bi. di wax que ni jour bi amuma si lu dul mbégte ak contenté parce que aujourd'hui waa From ñëw fi fekk suñu fi di ñu faj jox ñu ay médicaments gratuits ak ouvertement bu ñu am ak ñun lii rek déjà mbégte la macha allah ñuy sant nag di leen gërëm bu baax di delloon njukkee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite muy suñu paay ak maire yi nga xamante ni moom nañ dajal fii di leen gërëm bu baax di leen sant di wax ni vraiment kontaan nañ ndax képp ki nga xamante ni amoon nga problème mu bëñ wala nga amoon ay difficulté ci say jàngoro lépp macha allah fajal nañu ko fajal nañu suñuy aajo. هذه المساعدات تتمثل فيما يلي أولا هو التقرب من المواطنين وتقديم مساعدات طبية تتمثل في تشخيص حالات مجانا طب العيون طب الأسنان طب العام الجراحة أمراض النساء والتوليد وتقديم كميات معتبرة من الأدوية مجانا بالإضافة إلى إجراء بعض العمليات البسيطة مجانا. عدد المستفيدين يتجاوز 1000 إلى 2000 ما بين 1000 إلى 2000 شخص والعملية تدوم يومين ونقوم بها في كل سنة وكل سنة نختار قرية جديدة. شعور نهاية السنة في قرية قدخار هو شعور جيد. المواطنين عبروا عن ارتياح شديد وحصلوا على المساعدة وعلى الأدوية وحصلوا أيضا على التشخيص المجاني. نعلم نيا أوبريني دونك وري جلي دارو دبي تونغاني قدخار aga roso marang donc gello gari daru vraiment igimoy ti mo honchu vraiment o gari igimoy o ma tora sukita o yanki o yige mo siri donc joppe golle nga suba kay gelli suba kay kini lemu no kunyay o gara humbe takasi lemu kunyga be sona ko renya busino ko gara wari tekan mo kombe gara wari juwoli mo kombe e ara encore watuto no way lemu kuy igati da tan kunyania vraiment ido yitelli sile su kha gari yere anga jare anda nyitenkita anda encore ido sankulli lem yakhale su seddum pilonga ni wala lem ne suga ngamaka wala lem ne begati le sinu hilli ina sanki kinanga baydi ke kuno kunu sirme ngabe nyana donc forom ke vraiment igara kebe badi ho sirian.
donc Moussa damay desaat ci yow dégg nga ñi nga xam ni ñooy mbokk yi nga xam ni ñii yéen a nekkaale ñii ñoo ngi ci biir dëkk bi mbégte ak yëg bi nga xam ne yëg nañ ko ci caravane bi ngeen di def mu mel na kon tey jii yéen amatu leen droit def erreur li ngeen fi jot a def teg Mauritanie yëpp teg nañ seen bët alors est-ce que tey jii am na yeneen perspective yoo xam ne teg ngeen ko seen kanam pour ngeen bañ a décevoir ñi nga xam ne tey jii yaakaar nañ leen si seen kanam. waaw dëgg la moom ñàkk bañ a décevoir nit loolu yàlla may ko kenn waaye daañu dem nag def ci suñu kéem kàttan lépp lu ñu dugg rek ñu bañ ci am yox-yox daañu ci def suñu kéem kàttan ndaxte suñu ay perspective bari na li ñu xaw a gàllankoor tuuti mooy li ñuy wax moyens yi amuñu alal donc bu ñu amee benn projet ñoo koy financer suñu bopp dañuy wax rek ci mbooloo mi des fois sax dañ koy def yu njëkk yi jël enveloppe sànni ne gars yi nangam la ñuy def lan la ci waay mën te yàlla daf ñuy defal tout le temps ñu ciy génn te ci sama biir wax sax dama fàtte sunu benn partenaire exceptionnel mooy sunu président d'honneur macha allah jàppale na boobu ak léegi je vais le nommer Abbasoul Bourourbal wax dëgg yàlla daf ci jàpp bu baax je m'excuse dama ko xaw a fàtte léegi ci sama biir wax waaye daal sunu ay perspective yaatu na te wax dëgg yàlla fii ñu nekk nii bëgg nañ ko weesu bëgg nañu xale yi ñëw jàpp ci et bay li nga xam ne lii mooy sunu nësër ñu passé fii. mais je pense que ni caravane bi mënutul fi mu toll fii nii ak man li ma gis parce que c'est la première fois ma assisté ko. mais est-ce que yaakaar naa ni poste mënutu ko tee. am na ay mbir yoo xam ne war ngeen ko mën a def lijjanti ko même su fekkee ne tey jii da ngeen di wuti ay sponsors yoo xam ne daan leen mën a jàppale même su fekkee ni xëy na récépissé boobu jénnagul parce que am na ay bonne volonté yu fi nekk yoo xam ne mën na leen jàppale ay sociétés privées yoo xam ni tey jii ça ne demande pas que ñu wax leen indi leen seen ay nangam mais confiance bi ñu dox seen diggante mooy tax loolu. waaw dëgg la ñoo ngi ci liggéey bi xëy na dafa antoogul waaye ñoo ngi ci boobu ak léegi amaguñu nag un sponsor majeur gaa yaa ngi ci boobu ak léegi ñu ngi ciy dox nag. fépp fu ñu war a fëgg rek ñu ngi koy fëgg xëy na on n'a pas encore tapé à la bonne porte waaye ñoo ngi ci nag te duñu yoxi te duñ ko teg ci suuf. voilà Mbaye tey jii soo déggee tey jii ki nga xam ni mooy Moussa wax xel day dal mais est-ce que tey yow sa jàngatu bopp yaakaaroon ni ñoom tamit ci benn côté am na foo xam ni duñu fayir seen mission. déedéet man du ma wax ni duñu fayir seen mission parce que ñoom. ay fonctionnaires lañu ay médecins lañu ay fonctionnaires lañu daal en général bu fekkee ni xam nga fonctionnaire prochain diisul loolu bu ñu mënee fexe ba dajale budget jënd am fexe man am lii si médicament déplacé wu ñëw ba fii ba Gidaxaar wax dëgg yàlla pour am fi ñaari fan consulter nit ñi may leen ay garab faj ay nit wax dëgg yàlla moom wax dëgg yàlla. mais est-ce que seen même su fekkee ni tey jii fonctionnaire lañu mais ay fonctionnaire lañu gradé yoo xam ne tey jii seen relation li nga xam ni métier bi ñuy liggéey relation may na leen tey jii ak ay buntu yu ubbeeku yoo xam ni tey jii récépissé waru leen mën a téye depuis 8 ans. waaw mais kooku du si ñoom kooku moom aussi autorité yi li ñu koy reproché parce que ku am ñu mel nii. di wër si réew mi fu nekk ñu fay dem di fa yóbbu seen dimbal ñun ñoo am na ay ONG yoo xam ne ay cartable lañu ñi nga xam ne seen récépissé ñu koy dugal ci 3 waaw wax dëgg yàlla donc loolu réew mi rek lañ ko mën a reproché administration rek lañ koy reproché parce que ñoom ñoo defal lu leen war parce que bu ñu defoon lu ñu leen war ñu mel nii kenn du leen tardel lu ñu leen war ubbil bunt parce que récépissé mooy ubbi bunt bi mooy bu bunt bi fu nekk mën nga am fa mën correspondance fu nekk mën fa am partenaire pour que nga mën sa doole mën yokku ñoom lu ñuy def yàlla du leen seetaan récépissé dafa yéex rek mais daañu ko mu jaam daanu ñëw sax ak Mbaye yow ci kanam tuuti ci li nga xam ni moom moo jëm ci li nga xam ni moom mooy dëkk bi ak tëralinu dëkk bi nu mu demee parce que xëy na am na ay mbir yoo xam ne il faut que ma laaj la ci mën nu ñëw ba Gidaxaar du ma la coq ci loolu mais damay ñëw ci Tounkara monsieur Tounkara gis nga tey jii li nga xam ni tey jii fi ngeen toll damay dellu soit sama question rek ci li nga xam ni moom mooy lii nga xam ni moom mooy lu jëm ci maanaam 8e édition bi 8 ans du lu tuuti 8 ans lu yaatu la alors qu'est-ce qu'il faut faire tey jii pour ngeen mën a camper maanaam li nga xam ni moom mooy seen forum bi pour que mu doon loo xam ni nit ñi daan si gën a yëg seen bopp bien vrai que ni yëg nañ seen bopp. bon ñun de toutes les façons ñun lu ñuy def lépp duñ koy def ngir yàlla et puis
la plupart des comme vous avez dit ay cadres c'est des cadres mais ay fonctionnaires comme di Mbaye les moyens sont limités mais on essaie de ñoo ngi essayer utiliser suñu relation non suñu récépissé il est en avance on espère que avant la fin de l'année daañu ko am et puis donc ñoo ngi essayer tous les moyens possibles pour que ñu mën a diversifier suñu activité et donc vraiment c'est vrai que sans partenaire d'ici peut-être quelque temps dootuñu mën a def même caravane bi on l'a fait dans des conditions extrêmement difficiles xaw nañu bañ a ñëw gaa xëy na budget bi taxul woon il y avait tellement de choses à faire qui manquaient de sorte que on a pu à la dernière minute quand même essayer de combler le trou. Voilà mais dafa am beneen aspect boo xam ne man dama ko gis ci caravane bi en tant que professionnel de ce domaine. muy ci wàllu communication. ci wàllu communication dama gis ni seen communication dafa des lu bëri. desin bi nag xëy na du ñàkk ne du seen coobare wala du seen ñàkk compétence. mais damay gis ni à chaque fois caravane bi su ngeen koy wax rek dafay fekk na c'est la veille. bi nga xam ne yéen a ngi war a dem dëkk bi ngeen war a dem alors que tey communication bi warul des su ngeen demee jógee fii rek gis ngeen def seen tiré seen bilan rek su ngeen paree ngeen tëddaat ba mbir moomu war ngeen mën di wàcc ci terrain yi di def ay journée de sensibilisation toog di waxtaan yoo xam ni daan ko médiatiser la presse écrite bind ko presse électronique bi l'audiovisuel mais dama gis ni duñ leen dégg fenn mosuma leen gis ci benn site mosuma leen gis ci rajo ci télévision su weesoo caravane bi su jeexee période oui c'est vrai que c'est pourquoi depuis presque 2 ans comme loo wax léegi on avait remarqué ça c'est vrai qu'il y a une défaillance dès que suñu paree suñu caravane rek ku nekk dem bon et puis on reste longtemps sans vraiment sauf parfois s'il y a des caravanes on y participe c'est vrai qu'il y a toutes les caravanes qui se passent en Mauritanie on a toujours envoyé soit des médecins soit on a donné une participation ou on a quand même apporté suñu expertise parce que léegi comme vous avez vu def nañu presque 10 ans de caravane donc am nañu une expérience dans l'organisation dans la gestion même dans tout quoi. Intervention on fait tout pour utiliser suñu partenaire pour que ñu mën mu am suivi à Nouakchott parce que déjà j'ai eu 2 cas de gens nga xam ni probablement on va essayer de les prendre en charge à Nouakchott donc on m'a signalé ça il y a pas longtemps donc très certainement on trouvera un moyen pour ñu c'est des gens de cas de cataracte pas de cataracte mais de glaucome des choses comme ça nécessite une nécessité à yenn analyse pour approfondir waaye suivi et on essaie de faire de sorte très bien monsieur Tounkara kon du ñu dem ci sunu deuxième maanaam pub reportage bi nga xam def nañu ko tàll ko sunu ay micro ngeen dégg mbokk yi li nga xam ne wax nañu ko. puisque forum bi vraiment xëy na temps yëpp mi ngi am mais tey ni mu ñëwee gi Dakar vraiment mbégte mag la ci ñun puisque man bi mu duggee ci forum bi yàggul 2 ans laa ci def mais vraiment lam ci gis c'est purement du social et vraiment ñoo ngi dimbali nit ñu baax a baax ci seen problème de santé puisque fekk nit ñi nga xam ni ñoo ngi am ay problème de santé mën ñu déplacer am ay jafe-jafe déplacement am jafe-jafe ga koom-koom alal bi nga xam ne dañ leen tax a faju nga fekk leen ci seen biir dëkk wala seen biir réew vraiment def condition yëpp jox leen garab faj leen gratuitement kooku vraiment pay presque mënuñu leen fay. جينا اليوم في قرية دقار لعدة نواحي قمنا بدراسة المكان أولاً لملاحظة الظروف المعيشية في المكان مما أدى الضرورة على أن نعدلوا في هذه الحملة. احنا سابقا نعدلوا حملة والله مظاهرة في بليدة نعدلوا لها بعد قاع شبه زيارة أولية لمعرفة مدى مثلا ضعفها والله قوتها والله النسبة اللي تجيها من الأدوية هذا تعدل مسبقا. وارتئينا هذه المرة وهي المرة قال 10 على أن نجول قرية دقار أولا لأنها قرية نائية على الحدود بين على نهر السنغال ومنقطعة تماما عن
الإسعافات الأولية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى احنا دائما على العموم في الولاية بالخصوص نخرصوا وين هي منطقة نائية نعود هي اللي نعدلوا في هذا النوع من هذا بيلي هذا محتاجين عليها. بلد ما فيه مثلا مستودع أدوية ولا فيه نقطة صحية، هذا من الشرط الأول أنه بعد قاعد هو المعني. wax dëgg yàlla mbégte rek lañ si am parce que lii ndimbal la parce que la nga xamante ne da nga waroon jël sa xaalis faju ñu ñëw fii ak seen yaatuwaay ak seen alal ak wax dëgg yàlla seen Pastef faj la si gratuite wax dëgg yàlla mbégte rek laa si am ak kontaane ndaxte dëkk bi yëpp tey jii gis nañu seen bopp parce que ñëpp ñëw nañu faju te kenn fayu si dërëm kon wax dëgg yàlla lii lu baax la yal na jëm kanam te ñëpp gis nañu seen bopp. kon nag lu baax rek la ah di gërëm encore suñu jeunesse su dëkk parce que ñoom ñëpp taxaw nañu wax dëgg yàlla jàpp si mag ak ndaw ñëpp génn nañu ñu faju am lu benn problème di sant encore Mbaye moom itam bu mu kii bi commencé ba tey taxaw na lu mu war def nag si taxawal na nit ñi jàpp si wax dëgg yàlla fekkoonte ne du moom dina gën metti waaye taxaw na si daal. kadi mi yetti denndangal hooɓe wuro ngo e teddingal ngal mbaɗa min oɗo sahaa waɗi duuɓi sappo ko mboɗo arda e hono forum social mo Rosso ene wayno ko yani ko welamma tan e kadi e jettor kadi mboɗo sembina vraiment denndangal kadi doctereɓe yahoɓe e ko feri ɗum ɗon minen kadi ko addude tan ballalam nde wonno kadi ko ɗum ko karalla majjum e kadi joggade kadi yidde vraiment yidde safrude walla yidde wallude bandiraɓe. donc hannde ene wayno min ngari koye wuuro wiyete Guédé Har ko fuɗɗi ko ene wayno min jaara e capanɗe jeetati neɗɗo ɗomin jii ko ɓuuri heewde ko ñabbuli fewde ngara hono ko wiyete conjonction allergique ko ɗum kon ɓuuri yaaji. bon won kadi ñabbuli goɗɗi min jii fewde ko cataracte wonen noon cataracte wiyete ko cudde donc ɗen cudde kadi wonde maɓɓe min mbawi kadi refrede nde wonno ko cataracte ɓenduɗi mbawa gasde ɗo en ɗum safari men ma jaaha Nouakchott kono hôpital Bamar walla hôpital goɗɗi ɗin. Voilà donc Moussa damay dellu soit après mbokk yi nga xam ne tàll seen sunu micro ñu yëkkati ay kàddu ñoom wax am mbégte gis nañ fii ñi nga xam ne faju noon fii duñ fi jéen fii mais man damay dellu soit ci beneen mbir alors tey ji yéen a ngi ci yoon boo xam ne am na solo lool nit ñi naw leen si nit ñi respecté leen ci lool mais tey fan la seen bët tegu fan la caravane bi bëgg a egg ak ñaata at ngeen table woon wax ni at bii kat bëgg noonu fi suñ fa tolloo ñu réaliser nangam parce que aussi tamit que liggéey day am bilan et je pense bien que ne am ngeen bilan boo xam ne def ngeen ko fan ngeen ci toll laata sax ñu dugg ci du ñàkk am ngeen ay ndimbal am ngeen ñu leen jàppale am ñu taxaw yooyu daan ci dugg mais dama bëggoon nga wax ma fan ngeen teg seen bët ak lan ngeen bëgg réaliser si ñaata at ngeen ko bëgg def. dëgg la jërëjëf ci loolu ci laajte bi yow sax comme ni ko tubaab di waxee tu as apporté de l'eau à notre moulin mooy que ñun dañu bëgg di def caravane plusieurs fois par at boobu xëy na comme ni ko Tunkara waxee c'est un manque de moyens parce que caravane dafa diis soo koy chiffrer dina dépasser des fois 3 millions de billets xam nga loolu yombul. ci benn caravane te à part te lépp di génn ci poos. te lépp ci ay poos lay génn. ndaxte am na yoo xam ne sax duñ ko calculer parce que yore kii wuñu ko nu mu tuuti peeguñu ko ku mel ni Tunkara mi jël otoom jëlee ko Nouadhibou ba fii def ci gasoil indi ko fii te def ci defaat gasoil delloo ko. ba pare wàcc dépense këram. waaw wàcc dépense këram te kooku ñun boole wuñ ko ci. te pourtant dépense caravane bi la. ak yeneen yu mel noonu. caravane dafa diis waaye ñun bëgg nañu sax di ko def 4 fois dans l'année
et suñu amee ay partenaires kañ bañuñu ko au passage damay remercier lu bari sunu médecins yi parce que caravane sans médecin du jàll ndax nous sommes des professionnels waaye nous ne sommes pas des professionnels de la santé la plupart des gens qui gèrent à part notre président amul nit koo xam ne kii ci wàllu santé lay yëngu bëri nañu ay nit yu nekk feneen. kon ñi fi ñëw ci ay infirmiers ay médecins du ci caravane bi la ñu bokk. bokk nañ ci. ay membres kii la ñu mais honoraire la ñu waaye. waaw waaye bokkuñu ci caravane bi dimanche bokkuñu ci forum bi bokkuñu ci dagguñu ci carte dañu gëm li ñuy def rek gëm ñun li ñuy def ñu ñëw apporter leur pierre à l'édifice loolu la. On les remercie beaucoup au passage ndaxte wax dëgg yàlla bu médecin amul woon caravane du am bu ñu tàmbalee jëkk benn médecin la ñu amoon ak ñetti infirmier genn wàllu bés la ñuy def àjjuma la woon àjjuma dafa gàtt tuuti la ñu amoon. ngeen pare lem bagage yi. alors mu nekk loo xam ne lu doy war. xawul yemb trop nu soppi ko def ko samedi dem garak macha allah tàmbali ci 8h ba 20h sunu président docteur Fall on le salue au passage dafa torche la doon buddee bañ. ba ay booru 22h donc kooku moo doon sunu deuxième caravane. mais est-ce que ci loolu lépp monsieur Ndiouk fexe ngeen tenté gis une fois le ministre de la santé parce que man à chaque fois je pose cette question wax naa ko si daati seen chargé de communication parce que man mënuma comprendre lii ngeen def tey jii état waroon ko def état moo war def lii yéen ngeen jël seen ay poste bopp di ko def ak ay bonne volonté état. Est-ce que mas ngeen tenté une fois gisante que le ministre de la santé pour que expliquer réellement li ngeen di def. waaw dëgg la moom borom réew mi ci boppam sax mës nañ ko jox suñu carte mu ne il est membre à partir de maintenant waaye xam naa daf ko fàtte nag ñoo ngi koy fàttali au passage ni ko am na lu mu ñu digoon te boobu ak léegi gisuñu ko nag ñoo ngi koy xaar. mais man foofu laa waxee ni ay des fois man mën naa ngeen baal ma ci waxin bi ay cuune ngeen. ay cuune ngeen gis-gis la mën nañ ci d'accord. parce que pour man su fekkoon ni du ngeen ay cuune yéen xam ngeen ni président de la république da ngeen di bind jaarale ko courrier pour mu gis leen audience ñaata nit lay recevoir audience par jour te doo xam ni bokkuñu ci nguur bokkaanu ci nguur lu tax defu leen démarche boobu waxoon naa ko fi ci benn plateau ak yéen dinaa leen ko waxaat dafa mel na des fois noidi bu seddaay bu mu sedd bi nelaw yi fa nekk yu neex yi parce que man ma fa ñëwee nelaw naa fa nelaw yu dogu mbokk dafa mel na loolu moo leen di jàpp des fois. bon gis-gis la rek ñun li ñu war def nañu ko président bu mu ñëwee noidi bu seet suñu chargé de communication bi ngay wax moo ko jox suñu carte. mais doyul monsieur Ndiouk il faut qu'on se dise la vérité loolu vraiment professionnalisme ci li ngeen di yëngatu. wax dëgg yàlla loolu moom mënu ma ci d'accord. waaw man kay da may wax ne ma bind naa lettre président yóbbu naa ko tontuwuma waxuma ñu mën a attaquer président. dëgg nag binduñu ko lettre. waaw loolu nag erreur la sëñ bi. binduñu ko lettre non même laajte nga ma wax naa la binduñu ko lettre xëy na ministre yi à chaque fois ñu dem fa tenter mais ça ne marche pas pour le moment xëy na seen politique li ñuy xalaat li àggagul ci loolu. léegi dama bëgg. Watane mooy telu askan wi. fa la lépp di jénne. dama bëgg nga lancer un message au président de la République wax ko soninké wax ko pulaar wax ko wolof wax ko naar wax ko français su la neexee. le président de la République mi ngi lay dégg. waaw dëgg la monsieur le président de la République ñoo ngi lay nuyu xam nañu li nga yor diis na waaye dañ lay woo pour nga jàpp ci ndax forum bi sunu récépissé dañ koy répété ñu génnagul te bëgg nañu nga jàppale ñu mu génn mi ngi ci biir. mi ngi ci kayitu ci fi mu war a jaar mi ngi ci donc na ci jàpp te it ubbil ñu bu nu ubbeekoo rek ñun mën nañu utal suñu bopp ay bailleur xëy na état li mu yor diis na waaye bu nu ubbeelee rek incha allah daanu mën a dem. Babacar damay dellu soit ci yow dafa am loo xam ni nekk na lu ma itteel parce que tey du ma la fekk gi da xaar bien vrai que ni xëy na question bi ma lay laaj du forum. waaye suñu ñëwee ba biir Gidaxaar te laajuma la question boobu dana am ñu ma jam Gidaxaar dëkku cosaan la dëkk bu yàgg la alors tey jii dama bëggoon nga wax ma il paraît que sax événement mi ngi fii am incha allah le 19 muy gàmmu Gidaxaar alors préparation yi sentiment yi yëngatu yi tey jii si lan ngeen nekk. waaw moom gàmmu gi duñ ko fàtte woon pour le moment ndax forum bi moom la ñu doon accueillir ndax ñoom rek la ñu doon préparé ndax ku jóg ñëw nii dafa lay dimbali si. da ngay bàyyi sa yitte yëpp pour taxawu mën ko teeru ba mu dem bu demee nag ñu doon taxaw si commencé gàmm si xabaaru gàmm
xam nga nun ay waalo lañu gàmmu suñu maam yi ñoo ñu fi bàyyeel ñu fekk suñu bàyyi di ko def ba mu tombé si nun donc du mujjee si nun du réer bon incha allahu le 19 mai daañu gàmmu te incha allahu daañu ko préparé ñu nga si ñu ngi invité ñëpp pour ñu ñëw seet sant gàmmu gi comme d'habitude. yan jafe-jafe tey jii la dëkk bi di rencontré parce que man def naa maanaam benn tour ci biir dëkk bi am na ay mbir yoo xam ne dégg naa ko ay xale yu ndaw di ko wax ay mag di ko wax mu doon loo xam ne man daf mu touché en tant que waalo mooy amu leen infirmier wax nga ko sànq poste de santé bi yéen a ko defal seen bopp njàng mi mooy loolu enseignants yi du nga fi jël fi te dëkk boo xam ne amul njàng xam ngeen ni kooku day sooxe alors est-ce que tey jii aussi tamit que yéen a ngi bàyyi xel ci mbir moomu ak bu si ban message ngeen di lancer autorités yi parce que aussi Guidakhar ci réew Mauritanie la bokk te certainement problème bi Guidakhar am yeneen dëkk waalo yi moom la ñu am. waaw moom xam nga suñu dëkkaan yi en général toujours dañu jànkuwante ak ay problème mais nun toujours ñu ngi sol suñu dàll di dem si autorités yi di fexe pour que ñu résoudre ñu problème yooyu. am nañu problème mu infirmier certes am nañu problème mu enseignant bon d'ailleurs le Drone de Rosso envoyé woon na fi benn enseignant mais enseignant boobu daal lu xam doy na bu ñëwee tey bu subaa du ñëw bon ba léegi ñu ngi si presque fin année scolaire enseignant boobu moom xam naa ni dañuy fexe ñu am beneen bu dul boobu. xale yi léegi ku leen di jàngal. xale yi yàlla moo ñu dimbali ba ñu am instituteur bu nga xam ni si dëkk bi la dëkk. bon ñu affecté woon ko sa àll ba mu fexe ba ñëwaat fii dellu si waat si dëkkam muy Mbaye Niang moom 4 classes moo ko yor. benn enseignant 4 mais kooku lan lay dugal ci xel bopp xale. mais macha allah mu ngi def lu mu mën. kooku dana tooy de xanaa buy saako buy ak bisaab ngeen koy wutal chaque jour. mu ngi def lu mu mën. mais jàngal dafa métti Babacar. parce que dërën bi dafa ma ni man noonu am nañu droit 3 enseignants. waaw aywa mais moom moo fi nekk bilingue di jàngale arabe di jàngale français. bon mais il fait des résultats mais wax dëgg yàlla résultats yi mënoon na gën a. résultats yooyu de man xam naa ni su ma inspecté woon ba xool xale yi dana doy waar lool. waaw moom ba kanam ça veut dire que lépp lu si teg parce que xam ne ay rakam lay jàng ay jarbaatam lay jàng. voilà monsieur Tounkara émission bi mi ngi jeex presque li ñu si dese barewul alors ban message ngay lancé tey jii su ma la waxoon sa kàddu bu mujj ban message la. voilà sama dernier message c'est que ñoo ngi remercier waa dëkk bi waa Guidakhar pour l'accueil. En plus, ñoo ngi remercier le corps médical, les médecins, les infirmiers et autres. Et puis en plus de remercier la chaîne l'émission Kheltou et la chaîne Wataniya. Et en plus de lancer un appel, n'est-ce pas, aux autorités pour nous dimbali ñu si suñu récépissé qui est actuellement au niveau du ministère de l'Intérieur. Avec si par exemple une initiative comme celle-là, suñu caravane bi par exemple, le forum a réussi à soigner plus de 10 000 Mauritaniens, plus de 10 000 personnes. Je vais passer à partir de Dieu, de Akshorgit là-bas à Alec et un peu partout, à Dar el-Barka et un peu partout. On a soigné plus de 10 000 personnes. Et on n'a pas de récépissé. Ça, mais récépissé boobu bi ngeen demee déposé ko jox na leen décharge. mais am na foo xam ne su la fa tolloo parce que récépissé soo ko déposé am na temps boo xam ne soo fa tolloo am nga droit def say activité même sooy jël tey ji nga bind numéro boobu ñu la jox wala décharge boobu pour que man di ko. ñun loolu lañu def actuellement on est en train de travailler avec le numéro que tout le monde connaît ici bon moom li ñuy liggéey mais quand même non seulement le récépissé mais qu'on nous facilite yenn accès à certains partenaires, qu'on puisse, bien que nous on fait des efforts, mais quand même qu'on nous donne plus, on accorde plus d'attention, n'est-ce pas, à nos activités. Voilà. Et en plus, nous avons que tous les Mauritaniens nous démbellent dans cette activité. Voilà. Et c'est quelque chose de très important. Voilà, très bien, Tounkara, Ibrahima Tounkara, madame ak Moussa Ndiok. Moussa, ban kàddu ngay daanele parce que émission bi jeex na tàkk déjà dépassé na sax presque 1 heure de temps yi alors ban kàddu ngay mujjee ak lan ngay lancer message dëkk bi ak autorités yi ak l'ensemble ñi nga xam ne ñoo leen di seetaan te bëgg xëy na suñu gisee lii bëgg adhérer ci forum bi. waaw maa ngi li may njëkk wax sax moom la waroon jiital ci sama kàddu ndax maa ngi jaale l'ensemble des Mauritaniens ndaxte biig la ñu perdre sunu ancien président di Eliwoul Mohamed Wal maa ngi koy jaal ay mbokkam di ko jaal Mauritanie yëpp bu loolu weesoo
ñaaxaate rek yi nga xam ne ñii yi nga xam ni ñoo ñu të te ñi nga xam ni ñoo ñu mën a jàppale bay mu àgg ñoo ngi leen di lancer un appel et ñu jàppale nu xam ne ñun ñëwuñu fi pour leneen ñun ñëw pour jàppale réew mi jàppale nañu ba fay suñu njàng ñun it dañu bëgg a jàppale réew mi ba jàppale ko ci fajum nit ñi. voilà waaw voilà loolu laa moon. voilà merci beaucoup Babacar sa kàddu bu mujj. man maa ngi gërëm forum bi si turu chef de village ak président association AGR man maa chargé maay responsable des activités socioculturelles et moo tax moo toog si plateau bi bon du ma mën a pare nag te gërëmuma suñu benn waay bu nga xam ni partenaire Gidaxaar la nee na ci Gidaxaar la bokk mooy Mouhamed Islimou Leha moo ñu occupé la hôpital bi poste de santé bi bon jox nañu lu nga xam ne gaa bu ñu ko defee si poste de santé bi gaa du ñu mujj encombré donc ñoo ngi koy gërëm bu baax. et ñu ngi gërëm aussi suñu douanier colonel Niang Abdou Aziz wax dëgg yàlla ku jàpp si dëkk bi la ku taxaw si dëkk bi la ñoo ngi koy gërëm bu baax. ñuy dellu di la gërëm yow Babacar Naam gis nañu sa taxaw si askan bi yal na la yàlla jàppale. amiin ñu yal na la yàlla yokk incha allah ñu bokk incha allah ñu bokk. voilà merci beaucoup merci kooku di ki nga xam ne mooy Mbaye Boye Mbaye Boye di natif du village bokk ci dëkk bi di doomu aussi tamit chef de village bi di gërëm sant bu baax a baax ki nga xam ni moom mooy Moussa Ndiouk ma fàttali ni mooy vice président commission organisation et logistique di gërëm Ibrahima Tunkara président commission sociale mais di gërëm également ki nga xam ni mooy Cheikh Sidati mi nga xam ni moom mooy chargé communication parce que moom wax dëgg yàlla dafay def kémt lay kattanam su mbir mi jotee ngir rek ñu ànd ci ak moom ñu koy gërëm di ko sant di gërëm également mon compagnon du jour Sidati Diallo comme ni muy àndee ak man à chaque fois dans ses déplacements di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ni fekk naa leen ci biir dëkk bi sama yaay soxna Ndey Diaw góor gi Moussa Niang ak njaboot ji fi nekk yëpp di leen gërëm di leen sant mbokk yi di leen jox daje ci beneen émission décentralisation xeltu ci 137e numéro beneen numéro lu ñuy wax xam ngeen ni ñu ngi waaju dugg ci li nga xam ni moom mooy koor gi su ko defee nag duñ leen di jox rek wax leen ni leen daanu noppalu nag lu toll ci weer boobu du ngeen gis d'habitude émission xeltu waaye émission diine daa ngeen ko fii gis ci télévision Al Wataniya mbokk yi beneen yoon lay doon ci télévision Al Wataniya asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.